la ngeen gëj ñu gis fii nii tey nag ñu ngi ne waat ñu ngi si promotion bi Christmas bi romb na léegi ñu ngi leen amal si New Year promotion bi moo nekk place yi Sukuta Brufut Neema comme ni leen ko waxoon rek place yi yëpp ñu ngi fa so fu mu nekk nii tey dam leen amal fii nii gan moo nekk Seeku dina leen introduce al boppam moom si kàllaama soose lam ko waxee su ko defee ñu proceed awa dina leen ko wax si kàllaama angale. Assalamu alaikum mami suswa baraka bake aketenye kontane kubati binata kanajan kaitani mola ko Komborer estate be nyamen kuno mol kanana janne na timo modol kana janne wata wati ikana programu nyi tandi mola promotional media ko iketano andung asta promotion kilimu nyine be continue kan ko deke so mbal konto na bake mbalo tente la bake ala baraka bake mami suso baraka bake jërëjëf Seko coming alia moy nyamen doro Seku bi janna bi pour ka fale ni mandika kan wala Seku daf leen fi nekkal pour wax leen si kàllaama soose su ko defee ma bàyyi leen awa xam naa ne awa moom xamee ngeen ko awa di leen wax si kàllaama angale so awa you can introduce yourself. Thank you. I hope everyone is doing amazing. We are back. We miss you guys so much. We've literally been talking about it. So thank you so much. I don't need to introduce myself because I know all of you guys know me now. So Sure. we are so glad we have Seku on on the show today, and we are hoping that Seku is going to share a lot of things that we have in store for you guys. So this is going to be a really good show. Thank you, Mami. Jërëjëf awa c'est wax boobu noonu comme nu mu leen ko waxee rek moom foog naa ne ñu bëri xamee nañ ko si show bi nii fu mu nekk nii dinañ leen wax si estate boo xam ne moo nekk Sukuta xaaral ma wax leen yëpp daal Sukuta mu fa Brufut Neema Mariama Kunda Gunjur Sala mu fa Mandina Ba Makumbaya Brufut Scan ñu amal leen Tanje tamit Bafouloto Toubacouta Fass Njaga Coy Fonyang fa Kubine mu fa Peñam tamit Essew ak Kiti so fu mu nekk nii stade yi nii yëpp waxtaan nañ si woon ñu ngi leen ko asel waat parce que soo gisee lifin bi promotion bi Christmas la ak New Year's so fu mu nekk nii Christmas bi moom romba na ñu ngi si New Year bi so ñu ne foog ñu continuer si waxtaan bi nii tamit pour wax suñ customer yi ne promotion bi daal ñu ngi si ba tey ñu ngi si parce que ñu ñoo leen ko digoon ñu ne leen ne Christmas ak New Year dinañ leen amal promotion so promotion bi daal ku nekk daw si ñu mënut a ñëw si Christmas bi moo nekk si December bi ñu try ñu ñëw si January bi balaa end of January so fu mu nekk nii Sukuta Radville moo nekk si yoone Sukuta Costa Road highway bi so leen gisee farm boobu noonu si gannaaw farm bi moo nekk farm Chinese si yooyu noonu so gannaaw foofu noonu rek foofu nga am suñu estate bi dimension bi comme ni leen ko far di wax 20 by 20 meters la dee nekk cash payment price bi 1 million la understand ngeen so time boobu noonu ñu ngi ko daan jaayoon 1.5 fu mu nekk ni 1 million cash payment boobu leen fa am courant mu fa lefen tamit mu fa ndox tamit mu fa dëkkuwaay la nit ñi ñu ngi si estate bi si boppam so dinaa bàyyi Seku tamit waxtaan ak suñu mbokki soose pour ñu gën a understand ñu ngi si promotion bi ba tey Seku bismillah mami suso baraka bake alkamele mami kamen fale surwa kan wala kato ngaji ko gambeja mo jamabe je surwa kan kay batandira pour kafo mami dulalle fo mole jamina ko keta Sukuta Radville famti dula mo jiti mi yalon ko nimmanote mo just 5 minutes da malam ikadun nema Johnson ne tay futa intendo adun kuran be jele jiobe je science molbe sabatirinje promotion nga men keten comme mami e men fale surwa kan wala promotion ni alhamdulillah ngajele promotion o biringa afintini nan kaytandi mola ko be men ngaji mo jama balle nata hani mol mami la molbe kota sena damento ma fan esew mol ni mburo tati fan su linkira soteje adu esew ke dalal to mi yalan ko mo jama balle korra sanje because ni be siring ibukalo membe je bari ni tata je e ka femo men je ke nyabo ku balati dulado fana be je men ketan na sata to foñ mu dulati mi yalan ko ni bo ibitaje fo kijo ke far bar bi mol le kata ka dula jamal sanje
kordal be dulal to min yalan ko dal soniyata mandina ba fela hani ka bi se bo mandina ba yebor nam banjuni na do ko la molle jebe se dal be sonaring so me place o dila wala fane do mandin laje sina mun na ngana ku jama ba kata jang bi kay nal be janna wato wade abarka bake Seko jërëjëf Seko so fu mu nekk nii Seko mu ngi la doon wax comme lu ma nekkoon di explain Sukuta loolu la nekk di wax si kàllaama soose so fu mu nekk nii dinaa bàyyi Awa tamit wax suñu mbokki anglais ñoo xam ne xëj na duñ understand olof bi ak soose bi so su ko defee ñoom tamit ñoo am opportunity bi pour dégg si kàllaama anglais bi. Thank you, Mami. We are going to be discussing about Sukuta Radville, like you and Seku have mentioned. It's around the Radville farm. It's 5 minutes away from the highway. I mean, we've discussed a lot about this particular estate. It's one of the best estates we have. It's not far from any areas around it, around the Senegambia areas, all of the other places. You know, you have markets. I mean, if you are watching, you already know where Sukuta is. So we don't need to elaborate more on that. So we are still maintaining the cash payments for $1 million, and we are still telling people not to be scared. Like we always mention, please try to come to our offices and have conversations with us. Our numbers are going to be displayed on the screen. You can always call any number, and then you will talk to any of our staffs, and they will explain to you. We will arrange site visits for you and all of that. So don't be scared about the prices that we say here. We know how to we know how to talk to people, and we know how to manage these things and make sure people understand the prices that we are giving. It's a really good price that we are giving. So we want people to come to the office and not be scared. The plot prices are always 20 by 20, like they've also mentioned. So please come to our offices and let's have discussions. This Christmas that happened, this previous one that just happened, we saw a massive turnout in the office. A lot of the estates that we are going to mention here, we have only few plots that are left. So we still want to extend it to the new year. So others that didn't have the chance to buy, they can still come and buy through the promotion. So that's why we're still talking about the promotion. Thank you, Awa. Jërëjëf Awa si wax yooyu noonu comme nu mu leen ko doon waxee rek yii nii estate leen yoo xam ne waxoon nañ si parce que dañ wax ne Christmas ak New Year promotion so fu mu nekk nii dañoo delluwaat rek di leen waxtaanal di leen wax ne saa yoo leen noogee suñ bunta bi saa yoo leen fogee rek ñu ubbil leen bunta bi so dañ gis ne ñun ñoo leen ko digoon ñu ne leen ne Christmas ak New Year so duñ ko bàyyee si duñ ko enee si monti December bi dañ am pour continuer parce que dañ wax ne New Year so fu mu nekk nii ñu ngi si New Year bi ba tey beneen place bu ma la naa wax moo nekk Brufut Nema mu ngi si dëkkuwaay boo xam ne mu ngi si xaw ma dëkkuwaay laa ko waxee xaw ma mu ngi si tund suma olof bi comme nu ma la ko doon waxee rek olof bi baaxul parce que daal Mrs Ndiaye nekkaatut fi mu ngi si holiday am bi so fu mu nekk nii Brufut mu ngi si lifen bi suñ boori beneen estate bi bu ñoo wax ne Ghana Town so bii nii ñu ngi leen ko amal Brufut Nema soo xamee Brufut Ghana Town rek di nga xam fii nii Brufut Nema sori wante wuñ so foofu noonu soo faa dem danga dem ba Brufut Ghana Town checkpoint bi foofu noonu rek noonu nga duggee straight ba si estate bi baax na foofu noonu nit ñi ñu ngi fa dëkka ndox mu fa courant mu fa am na ay école foofu noonu Lakeview la tamit loolu moo si gën a neex nag danga toog si estate bi danga taxaw foofu noonu rek nga seen lifen bi léeg bi fële so boobu tamit dimension bi 20 by 20 meters la cash payment price bi 590,000 before ñu leen ko doon jaayoon 650 so Brufut Nema daal maa ngi wax ñëpp ñu daw si ñu foofu noonu ba tey ñu ngi leen fa amal si promotion bi moo nekk New Year promotion bi so ngeen daw si ñëw foofu noonu place bu baax la am na développement mu fa nit ñi ñu fa dëkka ndox mu fa courant mu fa foofu noonu dëkkuwaay bu rafet la foofu sella na tamit so Seko mba afale safo mbaden la moy dalem mandika kan wala Brufut Nema nga estate min soto je
Yo, assalamu alaikum mutanen ko take mami susa baraka bake burfud ne ma comme mo jama malon ape damento but burfud ne ma e sila fulera soto ni lafta kataje e burfud gamtelo la Johnson o jele ni lafte be dunna je la straight ko Madiana nyuro do men fintita nan kata Madiana sata kono ape sila ba nyine kan comme ya fanya men ni ngata o mari o fana be jamfale o mari fi ibitala fe burfud Ghana town ila masi malkalo Johnson omento yetama domanding e fota burfud ne mala estate abe sila bale kan e setara lorinje motol be tambi kela molba bala football filo ba koma kuramo be je jio be je alhamdulillah dulala mo jeti mi yalan ko nyim promotion molu kidita je kam bakele because mo jama ma kalam to ko burfud ne mo be kala dulati mi yalan ko development o sembo bor law dulatu so bitilo alhamdulillah ndol fon la staff fon le coordination to jele bon loje be sirim burfud ne sa mina batina bantalan ko nyaabe tala burfud ne mala betare nim boro manna oto nyimma nyana kala kuti mi yalan ko nyanta sai ko kala jere burfud ne ma molu ala fintina lena burfud ne ma san sate dima balam burfud anim ba fanantema just 10 minutes eta me singole eta nyekuto sangene eta tabilo kila so kono so mamira mo be chahanda burfud ne mala dolala de andara price of na miyaji be kunu iko ka wa 650,000 dollars b nata ngaji ndalen ko 590,000 dollars oto mo ko der mi yalan ko ha al ngambori ngana kunel konkombanga ko do findili ngana na burfud ne masa ala baraka baka mami baraka baka seko comme a fanyaɓe doranga alkurnel konkon ko ɗo lenala ale ko ɗol fintirina jande ñum promotion o banna cause mo jaɓal bidie e laftaka nano january la cause amira promotion o badanna non december la bara ngatandila la ko christmas ane new year la so hani ka bien alse borena ale nana no office oto ton table oto ale nana molia side visit fenkale nga side visit nga date di yalla den nga ngal samba dulato ale dulal jibe Allah taala daminto so you can please elaborate on Brufut Nema. Thank you Mami and Seku. So I am sure you guys heard what they have said about Brufut Nema. It's you enter through the Ghana town road. So the place has development as they said, and it's around the lake view. I think the other time when we were talking about it, we are telling people that if you're already going to retire, if you have retirement plans, that's the place you should retire because it's around the lake. The breeze is very there. nice. Like Seku mentioned, it's just to work and go and get a fish and come back. I mean, how amazing is that? And the prices, I feel like the prices are good for places like that. Sure. I mean, Brufut, if you look at it 2-3 years ago, how much they used to sell it, and now it's quite different. It shows you that development has reached there. I mean, it's already there. And around our estate, I said this the other time, people are already living there. The other time that we went there, we saw kids going to the lake to take shower and to come back. So it's a beautiful, beautiful place. And the plot size always is 20 by 20. There's electricity and water available. And the price right now is 590,000. I think that's a really, really good price. And like we said, I always say, please don't be scared about the price. Come, let's have a discussion in our offices. We always have payment plan for most of our estates, and we can discuss how you can do payments monthly and try to finish your payment. So come to the office so we can have discussion. So yeah, that's what I have for Brufut Nema. Thank you. Thank you so much, Awa. Comme num leen ko waxee si kàllaama àggale bi moo nekk Brufut Nema su ko defee léegi ñu dem si SL comme nuñ leen ko waxee emuñ si kombo yi fii nii den dem be jaala géej dem be SL fooñi daado daal xam naa daf li bëgg a wax si palace yooyu noonu fu mu nekk nii jëkkëraam waa fooñi la su SL daal palace am la comme nuñ ko di waxee rek daw leen ngeen dem foofu noonu su ko defee ngeen nekk néebo ak daado SL nag ñu ngi leen ko amaloon 100,000 moo nekk right now price bi 100,000 before mu ngi nekk 150 so foofu noonu courant mu fa te mu ngi si boori fil bi foofu noonu rek foofu noonu ko xam fil bi rek nga xam ne foofu noonu fu develop la nit ñi ñu fa dëkkuwaay la courant mu fa so daw si leen gaaw comme nuñ ko dee waxee rek suñ plot size yi yëpp 20 by 20 meters la xanaa nga bëgg lu ëpp loolu noonu tamit am na so 20 by 20 meters la
léegi ñu ngi leen ko amal 100,000 nga am SO promotion bi daal su jeexee daal 150 leen koo jaayee so daw si leen gaaw bala January bi di jeex fu mu nekk nii foofu noonu mu ngi am so seko mbebula la ya SO dula ñu kacamude yo mami ya baraka hani kabi mfele muta nan kote ke SO mu dulati mi yalon ko anin football filo be nyobala donc school fanan be anakiri wodla fananale so kumembe wonyama ye SO ko dasan 100,000 yela bongolo je SO nji wata manjara yela dinnon buleta banjun karambo to bayrin sinu school be SO sate kono so molbe finti kan kombo kataka ko dasan SO pour si ye bongolo je mine batina bantalan kol membe tubabu du te finti le kodo kinena 100,000 comme avocat fa nyame dara ako je mo holiday place la to nyalamu ati aya to la wala ne bija comme do bija ka beti ala nga men wo change so what of ni fa su dula sa je doro lunki li yela dimbayal ko na le holiday sote e ko algata SL so wo I think is very amazing change of environment pana ka beti ya jel andung même fanam biji mam ye même photo nyala because nyaji be Senegal ngol ibe SO sankam bakela ni bota nan Dakar jani etambi sang SO yela ila score la ko nete bunjole te fenjola so manda wuli na do ko la banjuni yela wafiro ko sugulara juno ni be sele dum feriyo ko nete la ko daga kule diata wat oto mo manyana chahana SO la ko la 100,000 alingam bori ngana SO sang SO mu dlalti mi yalon ko ada soniat ani kudo fanambe je comme nyim bantalan kol ngaje comme ni mol kinang ne na ko dal sang e kanyinin karo kele iko company design ni ko da sang ibuken ke hani ko model mu company de mialan ko nina da ko da sang la follow jannin ka ko do tebulo kono nka fenne ngate ta dula jibe lafta damen to san ni ta de dula jibe fon ko jambe ta lafta jansana o ta mo len kana silo di la pour yela ko do nati yaajo ando ne la ko do nyim fananjo nka agbe no la di mari lan tol ni tema memba tina ko yaitandi ko model ko to nyato nyanga ko dal sal bulo ale fenne dina mialan ka enta fanan jusula kay tandi mo la ko nyida mu agreement do between tenen ko model tem wodula fana don ka kodra kay to nyim fanan print jele andun ka sile la tin nombalale ela natale ndim fula anila ID card photocopy o passeport wodam man ka usula wodam mal la customer bulu so nim momondi yalan ko fanan sula ta dulala nyul ko non ka nyim men mention ni bina nganyim fengol men to fi bakatale ni wolle nanam because of mina nan ko wolke nke file le ngi ma boy pa ifa imari fong la sama nafa kama isaje ni tala kay to filite bulu amman jare bata be mudana ne ko ngani satol bulle bar sila nani ne filta la fale ma ko mbita system ko nga bondi file to ngana ngadi la anen lu wala silo fana cause ni aje ku jamal bi je nka walne nenka amanke antol fon la ni diat nsano la do nga la ko do tal bulo ko na wo nyama ntal batandi la nani kay to fe na nani kay to cause ni aje be do bi je customer kanana na la ko do nana but because iman requirement so le ma amit nka fe la konti la ko do tala no fada mante man na nyin kayta ni nyin kayta kare na fe na so ngaja wo be ka tandi la ko bado ko ke kan kata silol cause ya jibe korda sango ama easy seko yelo ko do dunde dollar mi yala ko over 100,000 wala 80,000 asa doya no do fe bara man doya ntol man jutu wala so ya fa ko imman korda kay to soto wole me nyini ka wonyante da mari fon hakilo wi se wasande la ni nata da nga ko do tebulu ma eni kay to dila wala me nyini ka je relevant fen ko document so wobe ka tandila ko komborial mba tamaka nen tilin wala anen silo bankola luwaye mili nyini ka nka wala nyini ka ngal na dobi jaka kwale ya dol bulo kono la pour ka wo kay to na fena bare wo mom bela na fala tanen na daha so ngamro wo important tabakele ko mu kulati mialan ko mon nyanta wo emphasize la bakele nga ko nyinta nga follow andon customer menu fanan kan fanan sa kalam to ko me kanyim men foteng o mun nasula da ku barati membatin na se tol tanka ayan tol tanka sama kama so abaraka bake mami abaraka bake comme ni ko waxe wan rek si kala ma so sabe mo nek so gisé yenen kayité ñu len ko dé laaj yeen customer so len ñëwé dañ la na laaj kayit nangam ak nangam len soxla bala ñoo dugga ci contract mënon nañoo jël sen xaalis yi rek tok fofu noonu waaye loolu suñ ko defee sax yow mi customer bi foog naa loolu war naa tey sa xel bi nga xalaat ñaar parce que kenn du jënd ak kër joxuñ la kayit ba pare doo ñëw rek dugal sa xaalis si company wala nga jox ko nit joxut la benn kayit pour wane ne waaw man ak diw sangam wala man ak company sangam den am dara luñ seexoo so loolu noonu dafa important torop su ñëwee si mbiri kër so
I will give you the floor to elaborate on that in English. Yes, thank you so much, Mami. What you and Seiko are saying, it's very, very important. Documents are really, really important. And I think if you go to anywhere in the world or anything that you are interested in buying, if you're putting money, there should be something to back up that money. And then we are in a society whereby land issues, we've seen that it has caused a lot of problems for a lot of Gambians. So we, Combo Real Estate, we are saying, okay, this is what the government has required for us to do, and this is what we want you guys to also do, so that for tomorrow, like Seiko mentioned, if there's any issue that you have with your papers, they're lost, or we've seen some people, their papers, they get burned or whatever. When you come, all we tell you is go to the police, write a request that this is this and this happened. Come to the office, we will produce those documents for you. It's as that simple and easy. Identification is very important. What that shows you is if I bring an ID to an office and I attach it to a document, it shows you that, okay, this person and this face is the one that owns this place. You understand? So we ourselves as a company, we don't make mistakes, and you yourself know that, okay, everything that I have done from Combo, everything that I have is intact. They have everything. So I don't have to sit down and think about, oh, is my land safe or is not safe? So this is why you guys are emphasizing on this, and I think this is really, really important. We've seen a lot of people take money from people without any documentation or anything. But if you have our documents, I mean, if you come, let's be honest, if you buy something from us, we produce a document, it's an evidence for you. But you cannot go and pay money and say, okay, go home, come back in the next 2 weeks, 3 weeks, let's go and allocate you. If you come back and I tell you you didn't give me any money without you having any evidence, there's nothing you can do about it. Sure. So we are this documents and identification cards or all of the team numbers and everything that we are requesting, they're so important because we want to protect the people that are coming to buy from us. We don't look at the money aspect alone, we look at your safety and everything that is involved. So we asking you for these documents is nothing. It's just to make sure you are safe and we are safe from the As law well. side as well. So this is why we emphasize on it a lot. So I think it's important. So going back to talking about SO, like I said, it's a destination for holiday. That's what I say. SO is really, and if you, Seiko is part of our marketing guys, if you don't know. So Seiko knows that we've been getting a lot of customers through this promotions that we're doing in SL. People actually love SL. That place. We had a customer that came in last, I think it was 2 weeks ago, that bought 6 plots at the same time once. He went and saw the place and fell in love with the place. Like we always say, it's not about the money. But if you are interested in a particular place, come to our office. We will arrange a site visit. Go and Go see. for it. Perhaps you will put it in your plans. Like I always do. Whenever I have something, I say, okay, next year I want to do this and this and this and that. So you can always come and look at a place and say, okay, you know what? I'm going to save money for this particular place. We can always have discussion. So the estate, the dimension is 20 by 20 and it's only 100,000. So this is a really, really good place. Land is always valuable, So please, we are telling people to rush. Don't look at it as, okay, SL is far. Nowhere is far in Gambia. So don't look at it like that. Just come to our office and then come, let's have a discussion. The team will take you. You go and see the place and you can make up your mind. Thank you, Mami. Thank you, Awa, for that. Léegi fu mu nekk nii dinañ continuer si estate yu leen amal beneen estate bu ma wax si moo nekk Peñam. Awa, I think I'm doing you a favor. Awa palaasam laa nekk di wax nii rek. Peñam daal loolu duma si wax lu bëri sax dinaa ko bàyyee moom ak Seeku ñu wax si parce que Peñam daal Awa moo fa moom suñu office bi moo fa moom leen tuddee SO daal Peñam foofu palaasam la ku fa dem rek di nga nekk niveau ak Awa. Peñam tamit mu ñu leen ko amal si promotion bi nii price bi moo nekk 225 loolu leen ko tekk di jaay léegi before ñu leen ko amal 250
so peñam daal comme nu ma leen ko waxee rek du ma si wax lu bëri dina ko bay borom alkali bi dina wax more on that so Seko is a peñam ya je for na viewers ulia pour ya faham peñam nga so te damento yo assalamu alaikum mami baraka bake peñam fana mudlati mi yalon ko telefona mu esteto mi yalon ko alhamdulillah hadama dum wala taradula be jile mi yalon ko be sabatirin jile esteto fele mol fele sirin jang peñam ni ajibe kabo biri kama kata peñam moto kubuka ko leaje men bati ne be fatala wodlado abe mo mana kilen walti kabo biri kama Johnson bado gunjur Johnson odo e sebola moto leta fo peñam sata ko no iji Johnson odo ni jida Johnson odo 2 minutes e kataro lo mono ke ka esteto ni haymana en donc esteto ni fana molle be sabatirinje e ni la dimbayal courant bi jele bon be je kunun ko le monata e peñam ko da sabasanje because bira tata ja frada ko he jaw kembe jansanat because mbed lamen to janne fanan so nada because akwa be ibota la ko sama kono jio ka bata bare peñam mudla to miyalon ko ni jita mono ke kadum esteto kono ako fase wodla da nata ko kila e jesa a fele bi nakala ko da fanan bi ala sininding pour ayta ala bongol loji oto kumembe peñam ni moli akalam tawto mamiram be fintila ngata dula jamal to peñam mudla to miyalon ko ni musu ndombe sirin awakon afane ko da soto jere anda kala fta kasi wodla because dula nyin quite tala de tale bata man taraje do ku jamati je andi manta batala kenye kola nimbere ko bero be sutiyare wo ma fonala le kenyo be sutiyare wo ma fonala so kumem bo nyama peñam mudla to miyalon ko alhamdulillah la price odum fanan kunun ka wafi men na 250 bi naran ko mo de 225,000 oto al nga kata ko men nga fa nyama kunel ngi bundal kati ngana ngani manduar peñam ko dañi sang ala baraka bake mami baraka bake Seko ko bi nga fa ñame doro man ta ko ba jama fa la jondu la nsa alkalo bula aya peñam la alkalo fa la jama fa la so awo ba fa la lele peñam our place the loss. Thank you, Mami. Landlord. Thank you, Mami and Seku. Guys, you're saying they're making fun of me. But anyway, like we always say here, when we come to Peñam, my heart is full. You can see my smile from one place to another because I'm so excited. And I genuinely want people to come and be my neighbor so we can have discussions on your process and all of that. Peñam is a really, really good place. I mean, the first time that we went there as a staff to check, because like every other person will know, when we get a new site, we organize a site visit for all of us so we can go and see the place and know how to talk to people about it and all of that. When I got there, I saw it. I'm like, this is it. This is like in my heart, I knew that this was a place because I'm someone who doesn't like too much noise and the estate is so quiet. I mean, around the estate, there were people that have already settled and everything. So for me, I felt like these were neighbors that are going to be quiet. So the environment is really, I mean, the breeze there. So, I mean, and it's around, it's 2 minutes from the highway. So it's not, and the roads are really, really good, which we don't emphasize a lot. So I feel like staying there, going to work, it will be super, super easy for someone like me and others. And the dimension, like, you guys mentioned, is always 20 by 20. It's not that expensive. It's 225. And I know people will be like, 225,000, it's a lot. It's not a lot. We have a payment plan. Guys. You come and we talk about it. Please come and buy Peñam. Peñam is a really, really good estate. I love that estate. Like you heard Seku mention, someone got it just like 3 days ago, and the person is planning to go and settle there. So we want people to come and just look at the estates that we have and see if you're going to make up your mind. Either take Peñam, Esau, Funi, anywhere that you want, we have it, you know. So yeah, that's what I want to say about Peñam. Thank you, Awa. Like I said, she's the landlord. I am the landlord. So from nekk ni dinaa leen yóbbu ba Tanje daal mu ngi place boo xam ne ñëpp xamee nañ ko foofu leen nit ñi dee dem uti ji jën so Tanje soo ko waxee rek nit ñi seen xel bi si jën la dee dem so estate bu ñu leen fa amal tamit place bu baax la ku xam si marché bi foofu noonu rek di nga xam fu ma nekk di ñu explain ni ba pare foofu noonu opposite school junction bi foofu noonu
foofu noonu nga duggee rek nga gis suñu estate bi seen school bi seen main gate bi laa nekk di wax nag opposite foofu noonu junction booy am noonu foofu nga duggee nga dem si estate bi foofu tamit dëkkuwaay la am na courant am na ndox te school bi comme nu ma leen ko waxee rek opposite foofu noonu rek la price bi moo nekk 475 loolu leen ko daan jaayee woon so before ñu ngi leen ko amaloon 600,000 leen ko daan jaayoon so soo leen xoolee loolu noonu da ngeen gis ne discount leen defaral foofu noonu discount boo xam ne it's massive discount bu réeri leen fa defaral dimension bi comme nu ma leen ko dee waxee rek dimension yi yëpp 20 by 20 meters la xanaa nga buggalu ëpp loolu noonu su nekkee ñaar nga si bugga boobu tamit is possible ñetta ba yow soo bëggee estate bi yëpp sax ñu jaay la ko soo bëggee estate bi yëpp ñu jaay la ko so foofu am na courant am na ndox am na settlement foofu noonu so daw si leen gaaw ngeen ñëw foofu noonu seko mba adilele yafo mulia ni malika kamwala to nyala mami comme yafo nyame tanje fana mu dulati mi yalon ko alhamdulillah dula kende balam jeti because ni ajibe na promotion wato nyin ko non tata tanje marseoto nani nawol men ka nyawol wafije wala ni borol nata e fotol malla fi jamfa tanje because nyobe ka sura tanje suba juno bal so tanje mu dulati mi yalon ko marseo fon la johnson to ko mami yafo nyame e ka do wala just 300 meters anin mana banyin tema bar sate o kono lem molle be sabatirin tanjela kom esteto koma anyato ala dulawd la molle a surround ya bula tema so o mudulati mi alon ko bi ni je sang amanjara moyti dan nanje fonce mano esteto to e nyanda do ko men kele je yake je ilafta ko kulo esteto de dam masake no jere nata ilafta be sana kay mbosi lo dile mari fananan je mudulati mi alon ka sutiata bala fanan because ni yajibe tanje marse wala johnson o moment dun tawala anin membe tibagaras naka kana marse o tembe tanje sada ko ngame tela ba sabanna ando nyin jende njaay merol min ka banan tibagaras e kala fi nyeke no ban ninte se ko sawonta tanje mfoste be nyeke no sonat so kumem bo nyama ngakata ngana dun tanje fanan to banga tanje fanan tanje musate meri mbalade na estate fulara soto nunje do nyin wobe santala banda molbe sabatirinji so nata nyin fula nyaw fanan so nyin promotion wato wala nan nata ngada so nyandi mole nin ko batula 600 promotion asake no dollar fo be janem borotinya wala nan ko 475,000 nata pour ngadi mari wala pour tanje so o dalla kata de nga tanje di ala liya so mami baraka bake Seko. Now I will give the floor to our yes, thank you, Mami. Like you guys heard them both say about Tanje, it's a really good area. It's around the school junction and it's not far from the market, like they say. There's even a hospital around there. There's a mosque. And like Sekou mentioned, settlement, it surrounds the whole estate. So this one is a area whereby I think if you go and see it, you will love the place. And also in this our particular estate, it's already fenced. So you will just come and check. It's not like you're going to enter the bush and all of that. Like Sekou mentioned, it's already surrounded by settlement and it's a really, really good place. I do love Tanji. I mean, when we went there, shout out to Ula. When we went there, we got a lot of mangoes. We took, that there were trees around the estates and all of that. So it's a really, really good estate. The plot price is, the plot size is 20 by 20 and the cash payment is 475. So I know we don't have a lot on the show right now. So I would want to say to people, the people that have already been allocated, we really, really want you guys to come and do something on your land. Please come and develop something, like come and put your bricks down and all of that. Us too, we love it if you come, you buy from us. When you go, we love to see development. Sure. It gives us encouragement, it motivates us, it makes us see that okay, we are really, really contributing to the society, we are really doing what we said we want to do. So we are really urging people to please go and develop your place. And for example, if you cannot identify your place and you've been already allocated, don't worry, just come to our office. We will try to help you sort all of that out. So, but we are encouraging people to please go and try to put something on their land, put anything that you want to put there. We really would appreciate that. And if you need any help, like we said, you are family, we love you.
come by our offices or call any of us. We will respond and try to help you as much as we can. Okay. So yeah, thank you. Thank you, Awa, for mentioning that. Comme Awa num ko doon waxee rek foog naa den faate waaye moom xelam mu ngi si moo nekk ñoo xam ne dañ leen allocate maanaam jox leen seen plot si ba pare ay years back ñeneen di 2 years ago mbite last year sax di nga gis ko xam ne ne allocate nga ko last week mu ñëw mu ne la ne mënuma xamee suma palace bi te loolu noonu daf ñu dee frustrate loo customer yéen leen fee am yéen a tax ñu yëngatu fii nii waaye ñoo xam ne ne fee ngeen ba pare dañ leen allocate ngeen try ngeen def dara foofu noonu soo leen développé sax waaye try leen ngeen jàppa foo koona si su ko defee dina yomba ak yow te dina yomba ak ñun tamit su ko defee customer yuy ñëw duñ am benn jafe-jafe pour allocate ñooñu noonu waaye seetal rek suñ la allocate yow ba pare nga ñëw tey nga ne mënuloo identify place bi maanaam mënuloo xàmmee sa place bi loolu dafa métti torop dafa métti si yow dafa métti si ñun parce que everyday ñun ñu ngi liggéey suñ logistique team bi ñu ngi liggéey ñu ngi daw fu nekk te nekkul benn state leen am so luñ leen nekk di wax daal moo nekk ngeen jàppale ñu jàppale seen boppa suñ leen allocate ngeen daw si def dara foofu noonu pour ngeen xàmmee fu mu nekk nii xam naa time bi nekkut suñ side dinaa wasiku mu wasi loolu noonu tuuti rek mu gaaw yo comme mami ya fo nyamen mon men yalan ko serun ko ba anin amambe ba ka men yalan ko recordar soto komborel sit fo yela recordar itandila momo yalan ko ye function recordar soto komborel fo yela dula itandila ko le itandala ko suba ko nin angale ka on ala katale na le du ko kala recordar ando momo yalan ko ye alokay di filta jera han ka bi ni kana ko yayin boro na office da fo alen allocate ni dula kar bari mi filta jera le e be mako le yemurundi yerundo dula kilon te sela du ko kino nyamen ya kaji so momondi yalan ko fane yalan ko ko da kayto so komborel estate be larin jere ye mari kol imeso to andu yalan ko da so komborel estate e mari ni mboro murna office on afay nga ko da so jere bari man ko le mo yina ko ku bije be mako la ye function din kira so no nyamen ala baraka bake ngal ten do bake jere ngeen jëf ci programme bi ba next week inshallah dinañ leen fi ñëwalaat comme niñ ko dee defee rek jere ngeen jëf